waaw ñoo ngi nuyu waa Médina yëpp di leen ñaanal suñu borom yokk jàmm ji yokk sutura gi yokk teraanga gi ci suñu biir gox bi nga xamante ne ñun amuñu lu dul Médina di ci dalal aussi comme d'habitude Dak Médina parce que Dak Médina dafa bokk ci ñun Dak Médina tey dafa nekk li tubaab di wax un acquis social parce que liggéey bi rafet na seen constance ci seeni déplacement ci yitte waa Médina dootul un secret de polichinelle comme ni ñu koy waxee bokk nañu ci décor bi tey ji carte postale la ci biir Médina ñu doon di wax dalal leen ak jàmm. biir édition bii de bu ma juumulee ba ñu koy njëkk a def de kooku c'était en 2006 c'était en 2006 donc 2006 yaakaar naa ba 2021 bu jegewul ñaar fukk at tamit ci manqué lu tuuti la différence bi mooy que ne ca njëlbéel ga dafa nekkoon loo xamante ne sookal ba yëpp social képp la woon tey jii am leneen lu ci bokk xaw a changé tur bi tuuti rek ba léegi 90% yi doon social mais mu nekk ce qu'on appelle une politique sociale li ci dugal politique bi du lenn lu dul bëgg rek doomu Médina di xam li xew ci biir Médina doomu Médina di bokk fa ñuy décider pour waa Médina loolu moo tax ñu dugal suñu bopp ci langue gi parce que àdduna day dox te àdduna tey ji dafa doxin goo xamante ne Médina bu njëkk ak bu tey xar kanam nga changé na ni may faral di wax juróom-benni penc la woon démb tey yaakaar naa ne communauté yëpp yu ne ci biir Sénégal rek tey jii am na benn représentativité ci biir Médina moo tax Médina nekk miniature u Sénégal on peut même dire sax miniature u Afrique parce que même sax yeneen dëkku africains yi ñoo ngi tey jii ci biir Médina donc suñu gox dafa màgg suñu gox dafa laaj doxalin boo xamante ne ce qu'on appelle une gestion participative ci lépp lu fiy xew dafa laaj loo xamante ne communication bu wér bu ubbeeku dafa laaj loo xamante ne lu ñuy def ci Médina waa Médina ka ndaw ak ka mag ak de toute classe sociale bokk ca yëg ko dugal loxoom ci li ñuy woowee gestion wu mairie bi bu ko defee mu nekk ndamu Médina bu ko defee mu nekk lu yokk koom-koomu Médina. waaw xam nga la communauté soninké dañu nekk tey jii mën naa ne sax na dañu bokk ci tey jii ci juróom-benni penc Médina yi dañ ci dugg ba bokk ci parce que lu waral loolu parce que tey jii li ñuy gis mooy que ne tey jii bu ñu gisee li nga xamante ne mooy suufu Médina bu ma nee suuf mooy kër yi dëkkuwaay yi mooy tabax yi mooy économie visuelle bi tey jii dafa nekk ci loxo soninké yi donc koo xamante ne tey jii bu ñu jëlee juróomi doomu Médina njette ya tey jii ca la ñu dëkk wala ñaar ya bokk bu ko soninké yi moomul it soninké yi bokk nañ ci te it ñu nangu tamit liñ fi fekk nangu ko mooy ñun dañu am suñu culture boo xamante ne dafa nekk une culture qui est propre à la Médina la may faral di wax rek mooy que ne Médina la ko dëxëñ cosaanu lébu la parce que loolu mooy dëgg gi loolu moo fi am fukki penc ak ñaar yi nekk Ndakaaru juróom benn penc ya nekk fii ci biir Médina sosoon ko yaatal ba tey ji ku ne jóg di fëgg sa dëdd di xëccoo naan Médina yawa dafa fekk boobu comme ni ko Wolof naan gawaa nga naan naam ne fa waaw
donc nag lébu gee fi ne cosaanu lébu gee fi ne te tey jii waa Médina ñëpp ay lébu lañ li tax ma wax loolu parce que lébu gi kat nangu aada yi nangu di ko jëfe te lu mettiwul la ubbeeku la liggéey di diisoo ci jàmm baay jiitu doom topp ci ginnaawam mag jiitu rakk topp ci ginnaawam ndaw déggal mag di digal xale loolu mooy li tënk l'identité médinoise te qui dit l'identité médinoise dit tout simplement l'identité lébu et qui dit l'identité lébu dit Ndakaaru ki di Ndakaaru nag mënul wax leneen lu dul Sénégal donc tey ji communauté Saraxule bi dafa bokk ci biir Médina dañ fi am wàll nangu it liñ fi fekk di ko jëfe di diisoo parce que tey ji magu soninke yi amul luy xew ci biir Médina te duñu jóg dem bu ñu demee it dinañ leen jox seen wàccuwaay ba mu mët bu ñu demee it lañu fa war a yóbbu dinañ ko fa yóbbu bu ñu demee nañ fa war a taxawee dinañ ko fa taxawee bu ñu demee it place bañ fa am dinañ ko jël lañ fa war a wax it dinañ ko wax loolu dafa bokk aussi ci li nga xamante ne ci aadab Lébu dañ koy jëfee donc soninke yi bu ñu ñëwee fekk ci ñu ci loolu donc ñun mënuñu ludul lépp lu ñuy def du rek soninke bi mais dugal ci aussi toutes les autres que ce soit muy ethnie que ce soit muy population yu ne ci biir Médina nangu nekk ci biir Médina nangu ay tere Médina nangu ay jëfalinu Médina kooku ku ko def mënoo dulul ne Médina moo ma ñor te ku Médina ñor nag dañ naan doomu Médina nga. waaw mais ñun dañuy sant yàlla di sant Seydina Limaamul Mahdi alayhi wa salaam ñun de suñu lépp Baay Laay la te Baay Laay moom yaakaar naa ku jàng ay mbiram xam ne ñun laayande lépp lu ñuy def ci àdduna sutura daf ko lal te it defuñu pour defu ngistal parce que ba ñuy jóg di dugal suñu loxo ci biir Médina du tey nee naa 2006 lañ ko commencé début 2007 li ci dugg takku na mais du loolu moo am solo li am solo mooy élan de solidarité bi ci am. xam nga tey jii Ousmane Kanté niñ koy faral di waxee nee nañ du maire amul titre maire du ministre président Macky Sall nommé gu ko nag laa wax parce que gëm naa ne dina ma nommé du DG amaguñu titre DG du député ab doomu Médina la boo xamante ni qui travaille dans le secteur privé di liggéey te la muy gagné honnêtement jël ko di ko partager ak waa Médina bu doon suñu sago tey 3900 maanaam ñeenti junni kër yi ne biir Médina waxuma pombiteer ak soble mais tey jii suñu mbébét moo doon kër gu ne kilifa gu fa ne ñu takkal lab xar bu mët Tabaski loolu mooy suñu yitte loolu moo doon suñu yéene te ci kattanu yàlla dinañ ci liggéey pour dem ci tey jii suñu doole ci la yem bu doon suñu sago it objectif bi muy 1000 familles yoo xamante ne tey jii suñuy denrée dina fa dugg parce que c'était l'objectif visé mais dafa minime ci suñuy bët Médina tey jii autorités yi fi ne tey jii mu nekk un tiercé gagnant boobu tey jii doomu Médina wala kilifa Médina wala këru Médina tey jii dañu waroon heure bi fekk ñu ñuy bëggee parce que président Macky Sall gàcce ngaalaama yaakaar naa ne la mu waroon defal Médina defal na leen ko am nañu un maire généreux qui a une ouverture d'esprit comme j'ai l'habitude de le dire et je l'assume parce que la mu wane la ca mbas ma ba léegi mu continuer di ko doxe am nañu un ministre qui est écouté et qui est proche du président de la République am nañu un DG boo xamante ne amul dara loo xamante ne tey jii dina ko ñee un ministre de la République parce que la ko président jox bu ëppul
poste ministériel dayoo na ak moom parce que quand même bu ñu nee caisse des dépôts et consignation caisse su réew mi la kenn du ko dénk ab como donc loolu bu ñu ko amee ci suñu biir Médina bii yaakaar naa ne ci lépp lu ñu sumb lépp loo xamante ne doomu Médina soxla na ko lépp loo xamante ne askanu Médina soxla nañ ko ñun dañ ci waroon a am ba muy baawaan mais nag malheureusement tel n'est pas le cas parce que à l'arrivée la ñu doon xaar ci ñi nga xamante ne ils sont au sommet de l'État di représenter Médina ñun waa Médina ñu xeexoon démb ba ñu toll fa ñu toll tey jii yaakaar naa ne le retour du bâton devait pas être bant bu ñuy dóor mais dafa waroon nekk un plateau boo xamante ne tey jii garni de berndeel boo xamante ne doomu Médina yëpp ku ci sukk dank ci di nga ci lekk ba suur ba mu des ba ñu génne ba nga xamante ne commune yu nekk autour de la Médina gis ci seen bopp. waaw fii mooy cosaan c'est-à-dire xam nga dama indi lébu gi fii suñu famille ba ñu fiy ñëw c'était en 1920 du tey ñun ñooy première génération bu dëkk fii ci marché Tilène gii ba ñu fiy dëkk boobu marché bi melul nii tey man ma bokk ci 4e génération bi nga xamante ne may représenté famille Maysa Daaf ak Alassane Gueye fii ci biir sanc ba gii ñu bokk ci lébu gii parce que kenn mënuñu ci génne parce que dañu fi juddu am fi wàll am fi cër suñuy maam seqoon nag ñi nga xamante ne ñoo sanc Médina tey jii ñu jox ñu fi suñu wàccuwaay ak suñu cër ba mu sëkk ñun lu ñu am ci kër gii la parce que fii laa juddoo effectivement fii laa cosaanoo effectivement lu ma xam ci àdduna fii laa ko xamee te ma famille est toujours là su may ndijaay ngi ci kër gi su may tante ngi ci kër gi su may cousine ngi ci kër gi su may cousin ngi ci kër gi amul lu may def ci àdduna te du ma ko defee ci biir kër gi parce que nit doo boo da nga war a xam ki nga doon xam ki ma doon nag mooy ma xam ne lépp lu may def ci biir kër gi nga xamante ne fii laa juddoo su ma yaay juddoo fi su ma maam ba mu fii ñëw amul juróomi atu yàlla donc loolu day te gore la jóge parce que fa la juddoo jaay ñaar cokkeer soog a ñëw Médina fii sanc fii ak seeni nawle di ànd ak ñoom ba seen liggéey yàlla woo leen ñu wuy ji leen suñuy ndijaay ak suñuy tante continuer ci chemin boobu tey jii ñu passe ñu flambeau boobu tey jii bu ñuy def mbir dañ koy indi ci cosaan ga cosaanu Médina Santhiaba la cosaanu Ndakaaru Médina la cosaanu Sénégal Ndakaaru la donc Santhiaba ak Médina ak Ndakaaru kenn mënu leen génne ci biir Sénégal te ñooy jox ndam Sénégal parce que mbir mi du fenn fudul fii Santhiaba nag ñun ñoo fi ne ñun doomu Santhiaba ci fànn yëpp foo laal doomu Médina Santhiaba ngi fa di fa yëngatu mais ñi nekk ci langue politique war a xam ne la Médina ne se fera plus jamais ci kattanu yàlla sans Ousmane Kanté ñun dañuy liggéeyal Médina parce que dañu bañ ba am concept boo xamante ne dañu ko tuddee Médina moo ñu ñor donc lépp lu am njëriñu Médina ñun dañ ciy takk rib liggéey ci parce que loolu moo ci am solo que ñu àndal diw wala ñu bañ a àndal diw l'essentiel mooy la ñuy tënk taxañ ko ba tënk ko mu doon loo xamante ne waa Médina dañ koy approuver mu doon loo xamante ne waa Médina dañ koy valider tey dañu toll ci liggéey on est ouvert à tout parce que Médina toll na tolluwaay boo xamante ne tey jii benn nit du ko gagné kooku c'est une vérité boo xamante ne du dañ c'est une vérité boo moom la ñuy tubaab di wooyee altruisme du dañ benn nit mënul gagné Médina parce que Médina dootul commune boo xamante ne tey jii dañuy jóg ñëpp topp ci déedéet c'est-à-dire que ne tey jii xam nga Médina dama ne échantillon Sénégal la tey jii bu ñu xëy na may Médina ne 200 000 yi tuuti ciy manqué donc am nañu sañ-sañ ne 150 000 yëpp ay jeunes lañ yu am tey jii moins de 35 ans la jeunesse médinoise est une jeunesse boo xamante ne tellement consciente tellement réveillée qui a goûté à ce qu'on appelle la gestion ci lépp loo xamante ne nit ñee ko bokk donc tey jii ci loolu ñun mënuñu lu dul di déglu di suñu population di laaj mënuñu lu dul di taxaw fi suñu population bëgg mënuñu lu dul di jëfee li nga xamante ne moom la population médinoise bëgg bu ñu orienté ci jóg ànd ak nit
wala ànd ak ñëpp bu boobaa li Médina décidé la ñuy dox bu boobaa li waa Médina indi la ñuy jëfee bu fekkee ne ñi fi ne projet ba ñuy proposé Médina ñun gis nañ ci suñu bopp mooy maanaam amal na njëriñ Médina ñun amuñu benn problème pour ànd ak qui que ce soit pour liggéey ak moom pour l'intérêt exclusif de la Médina waaye nag am nañ fulla goo xamante ne bu ñu gisulee lu ñuy proposé loo xamante ne njëriñu Médina la dañuy samp suñu ndëdd gëm suñu bopp comme ni ñu ko yàggee def liggéeyal Médina parce que le soleil brille pour tout le monde yàlla ñëpp la fi nekkal te nee naa ne Médina gii homme politique dootu ko defar ci kàttanu yàlla sans que Ousmane Kanté participer ci loolu laa bëgg homme politique yi nekk Médina dugal leelu seen bopp xam ne tey di la Médina ne se fera plus sans Ousmane Kanté di gërëm waa Médina di leen ñaanal yàlla mu oyofal lépp loo xamante ne day jëm ci bés bi rëy bi nga xamante ne képp kuy jullit dafa nekk sa bés mooy tabaski bii di ñaanal yàlla di ñaanal kilifa yi fi ne suñu borom wéral leen parents yi am xar ak lépp loo xamante ne dafay ànd ak xar mi bu ko defee ñu am une fête magnifique yu gën neex yi nga xamante ne moo fi weesu bu ko defee kenn ku ci nekk boo génnee ci fête mi am ci xel mu dal ñu reprendre les choses et puis di ñaan encore et encore à mon ami monsieur le maire Bamba Fall ne ko wol xale yi nga waxtaan ak ñoom parce que lépp loo gis ci àdduna dañ koy pàccoo rek autour d'une table xale yi it collectif bi qui défend les intérêts du terrain Jaraaf ma leen di xamal ne la seule voie autorisée à la Médina s'appelle le maire Bamba Fall waa Médina ñoo ko voteel fal ko en 2014 ñu wóolu ko nee naa ci jotaay googu dama ci sampoon sama ndënd voté luñ ma Bamba la ñu voteel mooy suñu maire muy nag teg ay jéego ca la mu mën encore une fois je le dis la mu mën ak moyen ya mu am mu ngi ko ciy def ñi fi ne nañ ko tàllal seen loxo ñun ñu tàllal ko suñu loxo li ko dese ci mandat mu liggéey ci bu àpp ba jotee waa Médina voté buñ ne moom la ñu ne moom la buñ ne Ousmane Kanté ñu ne Ousmane Kanté ne buñ ne keneen la aussi ñu ne keneen la mais dañu bëgg lépp di doon jàmm ci suñu biir Médina bi lépp nekk lu ñuy waxtaanee lépp nekk lu ñuy diisoo ñu bàyyi lépp luy violence parce que violence indiwul jàmm ci am réew amuluñu njëriñ amuluñu solo te bokkul ci identité Médina parce que identité Médina lan la jàmm la xéwal bàyyi jiitu doom topp ci ginnaaw mag jiitu rakk topp ci ginnaaw parce que loolu lañ xam ci Médina donc la Médina ca kaw ca kanam. Dak Médina.